tey ñuy jàll ci invité politique ak Migui Maram Ndiaye Migui maa ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay soxna Aïssata Ndiaye Fall di nuyu ñi nga xam ni ñoom ñoo di téléspectateurs yu ITV la télévision d'ici et d'ailleurs rawatina ñi nga xam ni altine bu ne dañuy xaar si li nga xam ni rek moom mooy jotaay bu ñu jagleel way politique yi fii si biir Sénégal. alors tey jii comme ni ko waxee si njëlbeenu émission bi ñu ngi si dalal ki nga xam ni moom moo di professeur Aliou Sow. moom professeur Aliou Sow nag si fàttali nekkoon na fii jëriñ bi nga xam ne rek yoroon na wàllu ndaw ñi wàllu liggéey bi waaye tamit li nga xam ne moom moo di collectivité locale ci ay jamono mooy jamono yi le président Abdoulaye Wade jamono ji nag moom mooy njiital mouvement bi nga xam ne rek moom mooy MPD liggéey loolu yëpp MCD liggéey. MPD liggéey effectivement donc pour. waxtaanee li nga xam ne rek moom mooy tolluwaayu politique yi fii si biir Sénégal actualité bi lañ fas yéene waxtaanee ak moom. nekk na itam ku nga xam ne njiitu réew Macky Sall daf ko nommé woon biir au conseil des collectivités territoriales tey moom la ñuy waxtaanal di am mbégte di ànd ak yow monsieur le ministre si biir jotaay bi. jërëjëf Migui maa ngi lay nuyu di nuyu Soxna Aïssatou di nuyu bépp téléspectateur góor jigéen bu nekk ci réew mi ak bitim réew di leen seetaan. di ñaanal nit ñi ay bés bu jàmm. ak salaam. alors comme ni mu ko waxee rek moom njiital donc mouvement des patriotes pour le développement liggéey tey jii moom mooy suñu gan dañ koy door ak li nga xam ni moom moo di l'actualité du moment mu doon actualité bi nga xam ne lu ko gën a marqué mooy inondation alors monsieur le ministre pàcc boobu dans les normes war nga see xam lu bëri parce que liggéey nga si comme ni ma ko waxee sànq yoroon nga fi jëwriñ bi nga xam ne moom la ñu dénkoon wàllu collectivité locale ku ni collectivité locale sa xel day dem si mbënn bi également biir au conseil des collectivités territoriales lañ dafa faloon mooy commission bi nga xam ne moom mooy wàllu étude bi planification suivi évaluation politique de décentralisation yeeg yu ni mel alors tolluwaayu mbënn mi tey jii fii si biir Sénégal ak effort yu ñu si jot a def suñ ko doon évaluer lan nga jàpp ni moom moo tax ba tey jii ñu yegg si waat fu mel. jërëjëf mi ngi xam nga luy ay di njàmbat te mbënn moo defe naa ñëpp ko gis noonu ñu ko dundoo. dëgg la ku gis fan yi li am coow li ni mu jibee ak askan wi moo waroon tàmbale d'abord di massawu coono bépp suñu mbokk Sénégal yi nga xam ne ni tey jii ndox mi jël na seen i kër sëngim loo leen dund loo leen jafe-jafe bi métti ku nekk mun la dal waaye nag am na ci ñoo xam ne nag dañuy koy tàmm di ko dund at bu yàlla sàkk te dund googu jafe na loolu moo tax léegi ñuy commencé wane seen naqar ak façon yu nekk li ci mujj mooy démb xam nga dem nañ ba bari autoroute bu jëwriñ bi yor wàllu kaaraange réew même fa demee nañ ko tatagalee ko gis xam ne mer fa la mën a yem waaye xam nga dafay yomb rek duut baa surtout ñëw da ngaa liggéeyu leer nañ ne lii dafay jógee ko waaye bu weeru sësun bar li jéem ak naan def naa leen ab département ren ox sax ñëwaan na mooy at mu mat la ma waxoon jamono ji dama ne ko def Kër Masar département dëgg la njëriñ la waaye du muy tontu bi nga xam ne ni la askan wi xaar pour saafara wàllu mbënd mi loolu leneen la loo xam ne mu ngi ko ci rax waaye bu nekkee watuwaaye jëloo ko amul benn solo buñ toogatee fukki weer ak benn mooy at bu manqué benn weer lañ dundoon daaw lu ko gën a yées ñu dundal ko ren la mu tekk moo ci diggante ba lañ war a def defuñu ko waaye nag yem ci du ko xam nguuram kese day niroog matadi wala dëng wala jeng parce que nag mbënn mi bu nekkoon ne dafa am fu mu fëlee fu bees ren fu mosta am mu ne ñoom kese la waaye fa mu amee ren amoon na fa daaw am fa daaw jéeg am fa sunu moome am fa lu jiite sunu moome am fa moome Abdou Diouf am fa yeneen moome loolu li mu tekki mooy ñi ñu dénk réew mi yëpp ci at yëpp ñu ñëpp dañoo lajaloo ci wàllum fagaru ci mbirum xoddeeko wala ngay lakk ci wàllu mbënn mi ci banlieue bi d'accord dañ koo xoddeek boo jëlee ba Kaffrine ci foofu mais fa nit ñi fi nekk nii am jafe-jafe mbënn ma koñ ba mu dal moom la daloon daaw moom la daloon yenn at yi moom la daal toujours benn am solo mooy fu mu amee ku jóg ñiy gàddu seen i saako ceeb ñiy wane seen xam nga et puis réponse bu ñuy apporter li ñuy apporter moom du réponse bu am na ku ñëw teg léegi ni la def nañ ci ma junne milliards ba mbënn yi commencé ak léegi man leen bu ñu defee junne milliards mbënn ma buñ ci yéemu du daal mais jël nañ fi junne milliards ci lu matul ñetti weer ci wàllum xeex féete Covid bi
fa lu mu jural. d'accord mais monsieur le ministre si pàcc boobu ba tey comme que wax nga ko indépendance ba tey jii mbënd mi jafe-jafe la fii si biir Sénégal. mais njiitu réew Macky Sall également bañ koy fal wax nga ko également dafa amoon ay promesses. maa ngi seetaan démb benn vidéo am sax fu mu doon fëggee dënn ni mbënd mi moo nekkoon jafe-jafe askan wi dindi naa ko fi mu teg benn plan décennal bi nga xam ne 2012 la woon 2022. benn at moom moo des daanaka ci plan décennal boobu mu jeex ba tey amuñu saafara est-ce que également tamit moom war naa mun a am excuse par rapport ak les autres. mais mukk laa dina mag laa ko def moo ñu élève ñun ñëpp waaye man waxam du ma ci dóor sama doom du ma ci mere sama noon di tax waxam moom du ma ci mere sama noon pourquoi ndax tey li nga fi wax léegi dafa leer mooy moo ko wax bàkku ci kañu ci la mu waxoon gisuñ ci leen na ak yeneen yu baree bari xam nga dige yàkkante fayeeku ngërmaane goo moomul la ku jëf saafara rek ñu tagg la gërëm la waaye moom dafay faral toujours di dig nit ñi di bàkku di wanewu leneen et lu ñu am ñu indi ci waxu politique boo xam ne nii day dem ba finalement fagagal sax wala nëbb sax jéem ñuy jéem a def xam nga bërki démb non démb sax seen télévision bi maa ngi déglu rajo bi di ma jógee Mbuur di ñëw mais ministère demoon foofu naan dañuy xuus mais loolu théâtre boobu mooy lan sol west dem ci ñoo am ñu ngi sëngeem am jafe-jafe di xuus ñu leen di laaj jafe-jafe yi am na ci benn ministre li mu tontu na ne mais non ñu ngi ko doon defee mu ngi ko doon saafara parce que waaye dafa am machine boo xam ne moo war a gas li des ñetti téeméeri mètres yi nga xam ne nii pour ñu mën a pomper ndox mën a dem nu mu gaawee machine boobu kañ jox marché moo ko amut mu ngi lijjanti ñu nekk ci réew mi ku ko am wala fu ñu ko mën a amee mu sotteeku mu sotti layal ba est-ce que alors rigueur am na si mais maa ngi ñëw ba pare di layal ñooñu teg ci naan waaye contrat bi ñii fukki weer la ñee at la ma ne ko sëñ bi Sénégal li mu toll ci borom barke ay entreprise ay société ak même ci adduna bi yëpp nga tànn société bu la neex jox ko loo xam ne dañ koy jàngat études yi manqué wul Sénégal ci wàllu mbënd ni ñu ko war a ni ñu war a fagaroo ba du amaat nga ñëw toog naa ñu machine bañ ko war a gasee amu ko mais kon kañ jox marché ba yelloowu ko fu ñu jaar ba jox ko marché ba ak lu tax ñu war a taxaw gàddu seen i mbiib di ko tagg di ko layal te moom ma nga xam ne moo deful loolu layalul boppam beneen ba mooy li ñu ci war a tegal mooy xam nga sëñ bi amul lu ñu étude amatu fi nguur météorologie Sénégal météo bu Sénégal ñëpp xam nañ seen xarañ lu waragul ñëw sax dañ la koy wax ba mu leer nañ te liñ ciy juum bariwul ñoom xamoon nañ xel ne taw yi dina bari lool xamoon nañ xel ne lañ waroon def defuñu ko xamoon nañ xel ne jafe-jafe dina am mais lan moo tax ñu war a bàyyi ba tey ak démb door a jóg naan dañuy indi nañ téeméeri moto pompe ak juróom fukk ak nangam indi nañ nangam mais loolu dañ ko waroon positionné bala mbënn may am parce que xam nañ xel ne lañ war a def defuñ ko jafe-jafe yaa nga fa taw bi dina baawaan ba ëpp lool nit ñi dañ jëmaat amay jafe-jafe. alors soo doon désigner tey jii benn responsable par rapport ak situation bi alors ak li ngay wax ni kan nga jàpp ni peut-être lii yëpp mooma mais Macky Sall président de la République moom la ñu constitution jox moom mooy li ñuy wax définir la politique de la nation mooy lépp lu ñuy def ci réew mi ci wàllu nguur ak yoonu réew mi moom mooy xalaat taataan joxoñ santaane saytu ko teg fa ay nit yu mu óolu ñu mën nañu koo saafara. woote na ndaje aljuma bi passé pour wax si mbañ. mais waxtu ñu toll nii. est-ce que gouvernement mi ngi def conseil des ministres. nekkuñu vacances. dañoo nekk vacances. ñu ngi nekk di gundaandaat di noos. nit ñi di suux ci ndox mi am seen i jafe-jafe donc bu laaj amee rek ka tegtal joxe xëy moom moo bosam moom matul wala ñamu dénk ñoom ñoo mënut. et quelle est la responsabilité de ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon ñoom ñoo jiitu avant. mais soxna si xam nga fa laa jiite fa laa tàmbale xanaa dégloo ma bopp dama ne la ku juñ jënguñ ku dénk at réew fukki at mais mootoo lay joxoon baaram keneen fukki at tële da ciy feeñ mën-mën da ciy feeñ xereñ da ciy feeñ yaafus da ciy feeñ mais dama ne la bu nekkoon ne mbënd mi dafa fëlloon fenn kese ma ne Macky Sall kese la mais fa mu fëll ren fëll fa daaw fëll na fukki at ci ginnaaw ñaar fukki at ci ginnaaw loolu li mu tekki mooy ñi ko jiitoog moom muy suñu nguur muy nguuru Abdou Diouf ak nguuru Macky Sall amul kenn ku ci mën a lay ndax am ku ci nekk am ba ci sa wàll ci jafe-jafe boobu loolu soxna fa laa tàmbali mais lan mooy problème bi alors c'est quoi c'est un manque de volonté wala c'est voilà laaj ñàkk mën la wala tële la wala manque de volonté la wala manque de moyens c'est quoi problème réew mi boroomi xam-xam bari nañ fii ci nguur yi xam nga li fi am mooy bu nguur ji ñëwee tàmbali ñun bala ñuy dem suñu nguur li ñuy wax tey di projet suñu nguur ñoo ko seetoon ak banque mondiale agent développement municipal mi ngi lënkoon sama ministère bi ma dénkoon ñoo ko tëgg ba mu rafet bi ñu dem dañ leen bàyyee lu toll noonu ak ay milliards yu baree def ko jëloon ñu nekkoon yéen mbënd mi
génne leen fa ñu tabaxal leen ay dëkkuwaay yu tudd plan Jaxaay ki def ko commune def lu bëree bëri dem ci kii yu bëri commencé tabax yu bëree bëri loolu amaloon nañ ko bu ba li ñuy dem ay la yéwén nag jafe-jafe yi commencé na wàññeeku ñoom bi ñu ñëwee jël nañ projet bi tegaat ci leneen teg ci encore c'est du plan décennal ak yeneen mais ndax lañ leen bàyyi woon ñun yokk nañ ko moom mu gën a ñoŋ am déet xam nga bu Sénégal di changé jëlee fi Abdoulaye Wade teg fi Macky Sall dañuy xaar mu def lu gën a ñoŋ lu gën a rafet li Abdoulaye doon def waaye nag bu ñu tekkalee tey li am bésu bi ñuy dund fi mu nekk nii ak la amoon 2012 wala 2011 soxna si boo demee waa banlieue nga laaj leen dañ la wax ne ay la yéwén nag tey lañ gën a sëñ tey gën a am jafe-jafe. alors yow lan mooy sa part de responsabilité. parce que yow. parce que wax naa ko sànq si njëlbéenu émission bi njiitu réew Macky Sall taboon na la biir au conseil des collectivités territoriales ñu jàpp ne commission bu gënoon am solo yow lañ ko dénk te question bii ñuy waxtaanee mun naa ni munoon nga ko tey yóbbu si boobu la commission ñu jéem a xool naka lañ ci amee solution. sëñ bi xam nga man nekkuma ci exécutif nekkuma di dogal. nekkuma ci leen mais yaa ngi ci quatrième institution mais yaa ngi ci quatrième institution am solo. naa la tontu xam nga tey jii lu wees lu mat ñetti semaine ginnaaw bala mën di am commission bu ma jiite dafa proposer au conseil président proposer au conseil ba ñu waxtaanee saytu. thème bu ñu naan changement climatique environnement et collectivité territoriale. ñu ngi waxtaan di ci saytu jël ay experts di leen xalaatloo man ni maa ngi bind di xalaat fan yi ñuy génn dañ joxe ab lu mat téere boo xam ne lu mu ndaw dina mat téeméeri këyit wala ak ñetti avis yoo xam ne ni benn bi ci wàllu naka la ñuy jël utee koom-koom pour lu jëm ci wàllu changement climatique ci gox-goxaan yi beneen bi mooy naka la ñuy defee ay pexe yoo xam ne nii gox-goxaan yi seen wareef ci xoddeeku bala ngay lakk ci wàllu mbënd ba lépp dañ koy def beneen bi mooy naka la ñuy def ba nguur ak ña muy lënkalool ak goxaan yi mën a am doole ju raw mbënd mi li muy yàqee. mais situation bi lan ngeen ci def situation bi oui. dama lay xam kooku man. fa ma féete lu mu néew. jiitu nañ loolu da ci liggéey nekk nii. d'accord ministre bi nga xam ne nii. mooy wàllu mu yor wàllu ndox wàllu assainissement ñu ngi koy auditionné ministre bi yor wàllu li nga xam ne moo yor wàllu environnement ñu ngi koy auditionné. ONAS direction générale yi ngay dégg yëpp ñu yëngu ci wàllu même ki yor wàllu prévention te lii ma lay wax bi ñu koy lu jiitu loolu lañ koy def parce que xamul tax nit da ngay ko defal ngay lakkle sëñ bi ay fan ci ginnaaw groupe bi nga xam ne mooy expert ab nit nekk ñaar téeméer juróom-benn fukk yu teg dañu génnee rapport boo xam ne ni moom mooy wane que wàllu jafe-jafe mbënn ak lakk ay lakk yu am ci àdduna bi jafe-jafe yi nga xam ne ni changement climatique moo koy indi ci tànn sar boo xam ne tey jii te xaajuloo wàññeeku day gën a yokk gën a tasaaroo ci àdduna bi d'accord xam nga loolu ku gis yu mel noonu xool rapport bu ñeent fukki këyit la nguur gu nekk ci àdduna bi saytu nga ko xool ko nga ko war génne ñoom ci kanam beneen rapport boo xam ne ni lu koy mottee mooy naka la ak lan mooy saafara yu mel noonu loolu lépp donc fii li ma lay wax mooy lay amatu fi sëñ bi xam nga li fi am mooy nañ xool xalaat yi nga xam ne mooy gën a nu maanaam man si xalaat yooyu laa bëgg a dem ak yow dama bëgg tey ji laataa ñuy gën ci sama problème inondation yi alors situation bi gis nañ ni mu demee ginnaaw ba nga defee constat bi mbënn mi ba tey kenn mënu ko régler plan décennal benn atta si des alors lan nga jàpp ne tey jii moom mooy solution bu efficace war a mun a au moins sauver askan wi du solution ni ñëw fekk fa askan wi alors lan ku ñëw fàkk dëgg ku ñëw laq la ñu am foo laqatu benn di nga jam ñaa yi mag président Macky Sall créé naa na koy def xam ban deuxième ville pour man war koon def dafa waroon dem ba ca booru Lompul ga wala mu dem ba ca feneen ci biir Sénégal fu yaatu def dëkk bu bees boo xam ne ni lépp loo xam ne amoon Ndakaaru wala lu ko jege day nekk foofu ñii ñu fekkee Ndakaaru ñii feetee fële mais dëkk boo xam ne benn buntu la mooy Ndakaaru démb bi xale yi baaree autour bi kuy dugg kuy génn amatul boo ñëwee ba buntu boobu nga def fa nag taaxoo xam ne ni borom kenn mu fa mën a dëkk jam ñaajo baadoolo mënu faa dëkk ku amul mënoo faa dëkk loolu naka lay indi saafara yenn jafe-jafe réew mi maa ngi ñëw beneen bi mooy li waroon tey ji fexe di nga fexe ba jël industrialisation mooy industrie taxawal industrie yu baax ci région yi bu ñu ko defoon tey ji si askan wi ñëw di ñëpp bàbbee ko ñëw si Dakar fees banlieue
mooy ñooñu dañuy des foofu. li long terme na rek mais jamono ji parce que jamono ji nit ñaa ngi si biir ndox mi parce que jam ñaajo bi ngay wax c'est peine perdue taxawal nañ ko ba pare mais jam ñaajo taxawal nañ ko ba pare mi ngi dinaa leeral li jàmp li ñuy def mënuñu weesu li ñuy def nekk nii mooy jël moto pompe yi dem pomper mobiliser les moyens colossaux qu'il faut mais dañ ko doon jiitu def ko ba taw bi commencé bi ñu amee xibaar ne taw bi dina bari te mën na am li ñuy def ni am leen mën def ne à part génne ndox mi déboucher yoonu ndox yi génne ko ba set wecc beneen ba mooy jàppale askan yi nga xam ne nii lii dal leen cette fois-ci du seen yaafu du seen leneen li ngeen ci war tegal mooy aussi wax ak askan wi nga xam ne nii ku ci ne aussi am nga sa part de responsabilité bu ñu jëlee ci ay canaux yu ndox war a jàll sànni fa ay jur gu dee sànni fa ay nangam sànni fa ay mbalit day boucher aussi ku ci nekk boo defee li nga war def beneen ba mooy gis nga sëñ bi ministère intérieur bi ñu yor na ko président Macky Sall xaaj def ko ñaari ministère na jël ministère boo xam ne day tudd ministère de la sécurité de la protection civile de la prévention et de la gestion des catastrophes ñu ko réew anglophone yi di defee beneen ba nekk ministère administration territoriale buy administration territoriale décentralisation développement local les féetee wàllu kaaraange kott ak wàllu lépp luy jàmm ci wàllu ko deku ci jafe-jafe yu mel ni ay safara ay mbënn ay leneen parce que lu ko des boo xoolee ministère foo dégg ñu tudd leen looy dégg ñuy wax wote élection gàmmo ziar xiiroo ñaayoo jàpp tëj yooyu ngay dégg alors que yii moo gën yii farata la boo xam ne ni protection civile réew yu bëri ci suñu région bi dañ ko def seen ministère spécial parce que àdduna fi mu toll moo laaj lu mel noonu beneen ba mooy gis nga nañu jël li ma lay wax ni c'est important bi wax ni di nga diñu tasaare seen palpalal yooyu naka jël ministère économie tey ni mel ak coopération ba moo yor investissement bu ñu nga boo ci boole woon tey aménagement du territoire boole ci industrialisation bu feeju ci tur wa ñu jël parce que nag ay la yéwén nañ nangul nguur gi nag plan national de développement et d'aménagement du territoire bi ñu tëgg ci at yi ñu génn ci juróom benn at sëñ bi plan boobu même kuy noon même kuy opposant war nga nangu ne plan bu leer nañ la bu baax d'accord yokk nañ ci loi d'orientation buy def maanaam ki laaj loolu dëgëral ko mais ñu ngi koy këyit la est-ce ñu ngi koy jëfee bu ñu ko jëfee fu nekk nii d'accord ba seen li des seen mandat ñetti at yi beneen nguur ñëw continuer loolu méngale ko ak jamono xam nga lu mu tekki mooy di nga dem ba benn jamono foo dem ci région Sénégal yi la fa gën a am solo dañ fa def ay usines xale yi dafa liggéey nit ñi du toog foofu parce que tey ji Sénégal Dakar boo fi ñëwee bay ñu fi gerte bay ñu fi ceeb c'est li nit gën a soxla yëpp ci àdduna pour dund yow Dakar la ñu koy jëlee fruits yi nga soxla sax du Dakar lay jógee ko la moo tax mu war a jógee ko Casamance jógee ko Saloum jógee ko région du fleuve jógee ko fépp dajee fi ba pare ñooñu au lieu que nit ñi bàbbeeku dem ci gox yooyu nga xam ne la ñu soxla fa la nekk ñu bàbbeeku ñëw fi nga xam ne ni fa lay jógee fekk si leen foofa loolu mu tekki mooy amul leen lu ñu teg lu leen mën a téye ci wàllu googu mooy industrie moom mooy defar yenn d'accord alors ginnaaw inondation bi parce que daanaka am na yeneen ponk yi nga xam bëgg nañ ko waxtaanee mais dama duggoon léegi si ab commission bi nga xam ni moom nga yor biir au conseil des collectivités territoriales et pourtant en 2018 on avait annoncé sa démission si bopp commission boobu sa biir wax nga ni ma sama biir commission ñi ngi doon auditionné alors finalement lan mooy vérité bi par rapport ak démission boobu ñu annoncé woon xam nga sëñ bi d'abord ñu leeral d'abord débat yooyu une bonne fois pour toutes il ku nekk di wax lu nekk dama bëgg Sénégalais yi xam benn affaire institution république yi Macky Sall moomu leen APR moomu leen Benno moomu leen référendum lañ def modifier suñu constitution créer ay institution benn lu budget fa nekk sa lempo la sama lempo la du seen xaalis ñaar la ñi fa dugg ñaari façon fa dugg parce que loolu dafa mel ni Sénat presque borom ñu dem élection ñu fàllee ci ko goo xam ne li ñëw ak ñoo xam ne dañ leen ooye seen xam-xam ci wàllu go def leen comme li ñu nommé ay sénateur pour seen mandat bañ may oote loolu man ab ma fekk maa ngi woon Madagascar nekk consultant banque mondiale ci wàllu ay prévention inondation ci wàllu gestion des collectivités locales nekk facilitateur banque mondiale lañ ma doon fay par bés boo ko boolee ci fukki fan li ñuy mënuñ ma koo fay benn moo wax loolu d'abord pour maire parce que mu bëgg nit ñi leen wax politique ba mu féete boor ginnaaw loolu maa nga nekkoon consultant AMF bu ma la may def fii benn bu ma tabee ci benn avis fii nii sujet boobu bu ñu ko defoon étude ma nekk seen consultant lañ ma cay fay man na fukki yoon li ñu may fay fii nii mooy lu jël tolloog payu atum lëmm ci au conseil këyit yaa ngi boo bëggee naa bu ma demee kër daa yónni contrat yi nga xool ko na ma ko doon liggéey nañ ma doon fayee ak ñaata laa ci doon am def la même chose ak UEMOA donc bu ma président jëlee téléphone am ooma no bëgg naa ministre boo xam ne dafa nekkoon ci wàllu décentralisation am ci xam-xam te au conseil wala décentralisation yëngatu sama rakk nga am de mais bëgg naa nga bokk ci borom xam-xam yi may tànn ñu dimbale
xelaat ci au conseil dugg ci loolu mais Sénégal ku ñu xam ne casé man du ma ko ñuy casé sëñ bi nekk naa fukki at ministre nekk député ñaari yoon nekk maire nekk professeur tutelle des universités sama payoor en tant que professeur université moo ëpp payooru au conseil ëpp payooru député te de sama ñaar fukki at ma dem retraite donc parce que loolu laa bëgg leeral d'abord ay casé amu ci beneen bi mooy man damay politique mais bu leen neexee ne def leen neex man saa yëngu loolu yëngalu ma bi ñu ñëwee 2000 mu gisee loo xam ne neexuma bind naa bataaxal moom yónni naa ko moom bind bataaxal tëroon ne ko tekki naa samay ndombu tànk mais dañ ma war a tontu nangul ma ko ñu bañ ko tontuñ ma ca ma toog benn jamono liggéey ba sama beneen liggéey boo dama war def ba def ko yemte loolu bi ñu tàbbee Aminata Mbengue Ndiaye présidente muy koo xam ne ni suñu diggante maag moom lu tax ma cam ba ma nekkee nekkoon naa ministre mu nekk maire Louga jàmm ak salma ñu seqoon ñu seq lu bari bu ma wax yegg fii nii mais comme que nag wax ji dafa commencé bari moom mu am oyofam bu day ni jël dàllam ànd ak suma benn xarit benn bakkan ñëw suma kër comme ni yaay di seetee doom ne ma loo nekkoon xaw ma lan la diw ma ko toppatoo na nga bàyyi nga ñëw jàppale ma ci liggéey bi mu ne ko bët bu rusul tuuru lan laa mun def leneen dinaa ñëw ginnaaw suba donc loolu xaar ma yëgal ñaari fan tegee ci Macky Sall bi président ñu waxtaan mu dalal ma këram ñu ñaari waxtu ñuy waxtaan ci waxu pas waxu politique waxu Sénégal wax Afrique waxu adduna bi man weesu naa sëñ bi waxu kaccaw politique yoo xam ne nii dañu xëy di dund ci politique di ci gont di ci def ay compromission mais nag sama mbir mi dama jàpp ne du ma nangu Sénégal yi dugal seen bopp yi que ne institution yi daa am ku ko moom wala ku koy jox dépense wala daa am ñu fiy njëlu il faut ñu dindi débat boobu. et pourtant certains acteurs politiques s'il vous plaît parce que man liggéey bay joxe foofu également liggéey bay joxe foofu d'accord on a un problème de temps dañuy comprendre également nga bàyyi ñu relancer ku jub te dëngoo xam nga ne la may jox ñooñu ca xam-xam ak liggéey ak góorgóorlu bu ñu doon compter ñoo ko ca def. alors institution bi nga xam ne fa nga bokk bëri na si ñenn ñi ci Sénégal jàpp nañ ni heure bu jafe-jafe amee rek dañu tudd ni dañ ko fa war a dindi Ousmane Sonko récemment dégg nañ ko mu waxaat ko muy bi nga yor muy Idrissa Seck yor bi nga bokk autant pour moi ak bu Idrissa Seck yor est-ce que jàpp nga ni au conseil des collectivités territoriales am na njëriñ bi nga xam ne tey ji war naa mun a exister encore une fois ici au Sénégal. léegi bu ma jàppoon amul njëriñ du ma fa toog man bu ma jàppoon amul njëriñ du ma fa toog du ma fa nangoo dugg. ji nga man ama complexe yooyu man dama gëm ne am réew boroomi xam-xam ak ñu ul ci askan war nañ mën a am fu ñuy daje dafa pencoo joxe seen xalaat en tout cas man li ma xam mooy su ma kanam borom bu ma duggee bàmmeel ragaluma lenn ci layoo ci li ma fay def ak la may jural man gëm naa ne man xaw ma keneen de man Aliou Sow gëm naa ne wàccoo naa ak sama réew ci wàllu conseil bu nekkee ne xalaat la xaatim joxe xalaat yoo xam ne bu ñu ko jëfee woon. lan mooy njëriñ li lan mooy njëriñ li lañ bëgg a xam. mais njëriñ li mooy. jafe-jafe am na mais xel du doy. borom xam-xam yu am borom yi jaar-jaar. jël seen i xalaat di ko jukki di ko jox nguur bu mu jëfee ko. ana assemblée nationale ana assemblée nationale ana conseil économique ak yeneen assemblée nationale loolu du cëram. assemblée nationale cëram du loolu assemblée nationale nekkul conseil gouvernement dafay contrôler action nguur gi ñëw di wote ay loi wala xalaat ay loi di ko tabax léegi ay kuréelu joxe xalaat la ak yokk xarañ ak xam-xam ci nguur gi bu ko nguur gi jëfee moo xam bu ko jëfewul moo xam mais man li ma jàpp man sëñ bi man li ma xam mooy man dama gëm ne bu nekkoon ne amul njëriñ man du ma fa dem. d'accord alors nee nga après Aminata Mbengue Ndiaye vous avez rencontré le président de la République alors entre-temps seen rencontre boobu nga tudd ak tey lan moo évolué. parce que sëñ bi loolu liggéey la buñ jaawalee. d'accord liggéey la mais politique la. mais transition laay def man. transition laay def xam nga li may def baax a baax. ndaxte jàng ci métier bi dama ni. lan mooy entre-temps lan moo évolué seen relation parce que gis nañu dernièrement su terme simple le président Macky Sall da ko may dara par rapport ak doxalinam. lan moo waral lu nu mel. parce que dama jàpp ne Macky Sall contrat ak sénégalais yi fukki at la ak ñaar. fukk la waroon doon sax fa la war a ma yem dama jàpp ne lu muy jëf fi mu nekk nii da cee war a feeñal kuy waaj a tàggu dem yoonam lu muy def war a luy këppatale kenn wala luy xañ kenn cëram ci droit wu ak ambition ci biir Sénégal li ma jàpp mooy fi toog tey jii di indee coowal kaccaw yi troisième mandat mën na am wala mënta am sëñ bi 2012 bi ñu jëlee Ablaye Wade bu ñu fàtte buy tabe kenn rawu ko ci buy liggéey kenn rawu ko ci buy xam kenn rawu ko ci moom moo defee Macky Sall politiquement ñu xam nañ loolu mais li ñu ko doon jiiñ mooy da ngay jéem troisième mandat da ko bëgg a jox sa njaboot da cee bokk est-ce que tey lañ doon ji Abdoulaye Wade 2012 lu koy yées amul Sénégal tey en terme de débat troisième mandat en terme fitna
en terme duurante baaram ci affaire yorinu askan en terme njaboot gu ne wàng fees tepp ci yorinu ci et pourtant vous l'avez soutenu mais déglu ma pourtant vous l'avez soutenu mais j'ai soutenu et je regrette pas pourquoi je l'ai soutenu man d'abord je suis un libéral 2019 du ma candidat pare woon pour nekk candidat yaa ngi dégg man dama gëm idéologie man bu may maa ko benn affaire de ji nga Macky Sall li ma koy contre boo doon xëccoo ab socialiste moom lay jàppale contre moo ma gën a mu gagné contre socialiste. man je suis un libéral pourtant waxam nee nga sànq sa biir wax. ngeen da nga ni waxam doo si dóor doom. mais non dafa am contradiction par rapport ak argument yi ngay joxe. amul contradiction non man monsieur je suis désolé contradiction amu fi dama ne la. man dama gëm idéologie man libéral la du ma communiste du ma socialiste ñi gëmul idéologie man bokk ba ci. 2019 du ma candidat yi fi amoon xam nga la woon. Macky Sall la woon Idrissa Seck Ousmane Sonko Madické Niang ñetti bureau ak benn boo xam ne xaw ma lu mu doon mais ñooñu àndoon yëpp Macky sama collègue loon ma Idrissa Seck ak Macky Sall ñoo wax ci mos a élif man dama gëm ni bu ma lay jàppale dafa am loo xam ne loo ma rawee ci jaar-jaar ci xam-xam wala ci preuve ñoom ñaar la moo kolom parti ku nekk libéral jiite woon ma en tant que premier ministre jiite ma en tant que numéro 2 bu PDS li ma seqoon ak Macky Sall tout le Sénégal la see ci jaxasoo seq ma ko nag Idrissa Seck Idi ñëw na suma kër yónnee na suma kër jaar na fu mu xam dégg nga Macky yónnee na ci man oolu ma ñu dajee ñeenti yoon mu ooñu ma àndal man li ñaari mbir lañu mën a mooy maandu ci élection yi toog seetaan Abdoulaye moo ñu doon wax ne boycotté wala maandu ci politique xarul la amul sens wala ñu tànn kenn man ma jàpp ne man su ma xool personnellement entre Idée ak Macky lay tànn te dee histoire jox na ma dëgg amul regret non benn regret wu ma ci man ne la entre juróom ñu doon xëccoo bu ma maanduwul tànnoon Macky Sall 2019 moo ma gënal loolu laa gën a gëm ko tànn Idrissa Seck wala Sonko wala Sall boobu wala keneen ka alors tey fan lay féetale tey fan lañ la war a féetale parce que dama bëgg fukki simili moo ñu dese tamit benn bu ne war nañ mais kamegel mi muy loolu dama ñëw dafa bind téere mooy dem ba këram jël téere bi jox ko bu signal ma ci xam nga bind téere page 160 téeméer ak juróom-benn foofu benn dana yéen Sénégalais yi maa ngi leen tàllal loxo ngir sàkku ci yéen ñaareel ak mujjanteelu mandat moo ko bind téeram est-ce que am nga yaakaar ni 2024 dina samp dama ne la est-ce que loolu la bind mais li muy doxal fi nekk nii man du ma sëriñ du ma koy xam ëllëg mais par rapport ak doxalinam mais li muy doxalee gis na ne bu amul gàllankoor wala lu ko ëpp doole ni tëll ci kanamam day jéem a tax tawaat am tur man loolu laa gëm te man comme que loolu laa gëm lu ko ëpp doole maanaam par exemple loolu lan lu ko ëpp doole par exemple mooy askan wi taxaw temm ne du fi am duñ ko nangu te man dama bokk ci ñi nga xam ne ni sama wax lu ko dëbb d'accorduma tey xalaatuma jàpp ne Macky Sall war naa ut troisième mandat waru ko nangu même bu ko loi may woon kàddoom da koo jiitu xalimam jiitu ko ci waxam jiitu ko ci ak démb li amoon te jur ci fitna jafe-jafe réew mi warul nangu moom mu nekkaat jafe-jafe di jaaraat ci moom ginnaaw bi ko Sénégalais yi defal loo xam ne defaluñu ko benn moroom ci histoire du Sénégal. D'accord. Alors en 2019 bi ngay soutenir le président Macky Sall est-ce que vous avez échangé sur la question. madame xanaa doo may déglu li may wax dama ne la Macky Sall day na ñeenti yoon man ak moom. mais est-ce que en 2019 en termes clairs wax na li bii mooy sama mujjantalu mandat. xanaa déglu li ma la wax mais ku bind téere man intellectuel. waxuma la téere de waxuma téere dama la ngeen waxtaan ci question bi gémmiñam sa nopp yow mu wax nga dégg. mais madame li ma la wax mais gémmiñ sa nopp bépp sénégalais dégg nga Macky Sall wax ci télé wax ci rajo wax ci journal que lii mooy dernier mandat déggoo ko yow soxna si kenn dégg ko loolu soxna dégg naa ko bien entendu li gémmiñam sama nopp dégg naa ko xalimaam samay gët gis naa ko loolu wax jooju ji nga ku fi bëgg a layal Macky Sall ak ku fi bëgg a jeng far ak moom ngay politicien ngay journaliste wax jooju bu ci xuus parce que mënoo ci am lay wu rafet. alors question rek la ñuy poser pour leeral ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi alors si wàllu woowu finalement fan lañ lay féetale yaa ngi si Benno Bokk Yaakaar yaa ngi si kujje gi fan nga jëm parce que si ay élection lañ jëm. mooy pàcc mujj bi xam nga lu d'abord. seen case yu ngeen di créer. loolu en science politique du règlement fenn. yaa ngi dégg. man li ma nekk dafa leer dama am parti politique yaa ngi damay def au quotidien. ñu ngi samp fu nekk ay Sénégal suñuy kuréel. nit ñi di ñëw suñu siège di jël seen alal di ci dugal yaa ngi koy gis Sénégal yi lu yomb fi woon semaine bu nekk nga gis ay nit ñëw ba ci siège ba indi téeméeri junne ñaar fukki junne juróom fukki junne million ñeenti junne di ko jàppalee parti bi même élection locale lu ñu ñemee élection par exemple fi ñu jëm ñun li ñuy waajal lu simple la sëñ bi mais waajal élection présidentielle samp candidat suñu parti ku ñuy doyloo dem ci parce que élection la coalition mooy gagné xam la mooy gagné biddiw mooy fekk gagné Macky Sall bi gagné président de la République mais opposition bi gën a mag Sénégal kenn ku ci àndoon ak moom mais kenn
mais local man dama bëgg ñu taxaw ci local yi. non dañuy des ay cibles ma bëgg a xam seen ambition ci local yi tax may wax. local yi d'abord ñu fi ñu toll nii dañ dem ci local yi ci ñeenti demin bu njëkk ba am na gox yu bari yoo xam ne Sénégal dama fay samp liste yoo xam ne ni MPD liggéey lay tudd MPD liggéey kuréel bi la waa MPD ñoo koy bokk nekk seen i candidat ñoom kese coalition kenn ci loolu la ci gox yoo xam ne am nañ ci yaakaar am na yenn gox goxaan yoo xam ne dañu fay dem liste bi MPD liggéey lay tudd mais ci biir gox goxaan boobu dañuy lëkkaloo ak ñoo xam ne ni par exemple dañu wala bàyyi wala bu doyloo ñu élection locale lañ koy def loolu coalition locale élection locale coalition bi du national lañ koy def au niveau local lañ koy def léegi tey ñu ànd tey au niveau national ci base ba seeni ñooñ ànd ak ñeneen te mënuñ ci dara ñetteelu demin ba mooy am na gox goxaan yoo xam ne ni dafa am ñoo xam ne nii dañoo mere ci seen fañ ànd jaxasoog man nekk sama am di jàmm bëgg a ànd ak ñun te amuñ fuñ jaar ñu boole leen ak suñuy ñooñ parce que ñoo ñu ëpp foofu beneen boo xam ne dañ leen ne ñu àndal PMP defu fa liste coalisé wu fa mais ñoo am nañ droit wu waxtaan ak ay parti yu ñu leen digal au niveau local selon seen poids ni ñu toll ñu ñëw ànd ak ñoom mais bi ci gën a am solo man mooy dama bëgg ne élection bi ñu jëm ni suñu parti dem natt boppam xool lu mu mën ñaata conseil yi mën a am alors en parlant de coalition avant may bàyyiwaat Aïssata en parlant de coalition parce que am na coalition yi nga xam ne jot naa juddu benn bi nga xam ne ñu ngi koy tudd yow nekkoon nga sa parti ba woon muy parti démocratique sénégalais tey ñu koy tudd mu war a ànd ak Pastef les patriotes war a ànd ak Khalifa Ababacar Sall ak parti PUR sànq ñu ngi doon waxtaanee wàllu idéologie alors suñ doon def benn jàngat tey jii yow ban commentaire nga mun a def si coalition bu nu mel ak li koy composé. sama yoon nekku ci du ma ci wax ay magum jëmm lañ ku nekk yaa ngi wax Sénégal la dégg am nga sa gëm-gëm am nga sa bëgg-bëgg buñ jàppee ni ñoom ñoo war a ànd ñoom loolu lañ gëm ne leen ci yàlla jàpp askan bi moom xam na li xel nangu ak li xel nanguwul bi mu amee léegi ndax dégg nga Sénégal ku ko raw bariwul de xam nga ñu ay nit àndandoo si ñañ àndoon dem ba kii dem ku ci nekk wax ci loo xam ne ni lu ñagas la kenn béggu ca mu indi xuloo xiiroo ak ngaayo ku nekk da ci wax ñoom seen biir nañ lijjanti d'abord ñoom seen àndandoo d'abord góog di tasaaroo ginnaaw bu amee ñu bees ñu ànd mais man sama yoon nekku ca li ma jàpp mooy man nekk ñu ca xalaatuñ ca nekk ñoo ngi def suñuy pexe au niveau de la base te gëm nañ ne askan bi élection locale du élection wu ay état major nationaux élection wu askan wi dëkk ci gox goxaan yi ñoom xamante nañ seen biir ku mën xam nañ ku mënul xam nañ ku jub xam nañ boo demee te fan bu Kër Massar tout responsable national des cadres mais fan nekk Kër Massar Nord ci parti bi la bokk jiite ko jiite cadre yi jiite département Kër Massar waaye am na grand li ñu foofu grand mouvement bu fa bokk mais moom waa MPD ñu nga ca ay nitu yu bokk ci opposition ñu nga fa ay bokk ci nguur gi ñu nga fa mais dañoo ñoom seen gox dañuy xool li gën ci ñoom ñu àndandoo ci dëgg sans subir ay état major yoo xam ne li ñuy lijjanti xamuñu dafa am foofa te loolu dina bëri ci Sénégal bi day gis koo xam ne bokkul ci benn parti sax wax de ñu abdicipé ci réew mi fii dem benn commune xëccoog ay nga coalition yi gagné leen et beneen bi ñuy fi teg mooy sëñ bi ñun man Sénégal dama xam gox goxaan yi gère naa leen fu laa dem tur yee bëri na fi de di nga dem tey benn commune boo xam ne nii ñeent ñooñu nga tudd ñëpp ñett ñi amuñ fa kenn wala ñett ñi mënuñ fa am liste ñoom saa ñu ànd ak kenn. est-ce que mënuñ laa waxal lu ni mel. parce que mais bien sûr yaa ngi naan da ngay dem ci élection yi bëri alors que xamee nañ la Kaffrine xamee nañ la Kër Paate non mën nañ waxal loolu defal naa sëñ bi mën nañ wax loolu mais man du li may sotti li may def matagul mais fi ñu toll nii bu élection jotee dañu am ay liste département bi Vélingara dañ ko am ay département Goudomp dañ ko am ay département Kaffrine dañ ko am Malem Hodar dañ ko dem ay xol dañ ko am Ndakaar personnellement yow lan est-ce que da ngay dem bokk dem jëli par exemple gox bi nga xam ne fa nga dëkk Kaffrine Kër Paate est-ce que mën nañu yaa ngi jaawale d'abord dëkkuma Kaffrine wootewuma Kaffrine mënuma nekk candidat Kaffrine d'abord pour wax ci leen d'abord alors fan raison la nekkuma sax département Kaffrine beneen département laa nekk d'abord pour ngeen xam loolu d'abord fi ma nekkoon nekk maire dama ñëw neen damay jël mandat pour nekk maire boo jëlee mandat ba ñëpp gis nañ sama bilan la ma def élection amaat présenté wu ma encore je me suis pas présenté waxtu ñu toll nii ñu bari may ëpp ma présenté wu maa ngi waxtaan ak ñoom et parti bi na décidé
ndax dama war dem nekk candidat am déet. d'accord mais en tout cas li ma la mën a wax mooy. lu ma mën su ma kéem tolluwaay kattan pexe yu mën a am. ak tout mon combat naa ko def pour cette commune là. dama dëkk ak pour yenn commune. parce que xam nga man li ma la wax léegi. mais Sénégal li fa nekk commune ëpp na juróomi téeméeri commune. ñu yegg guñ fépp. mais dina am lim bu takk boo xam ne ni dañ fa dem. dinañ fa am ay résultats yu baax. d'accord la dernière question si mbas mi laa koy waxtaanee ginnaaw politique bi alors ñu ngi si troisième vague jamono ji ñëpp gis nañ ni tendance baissière moom moo am mi ngi wàññeeku alors la question elle est simple naka la ñu war a mën a def surtout ak évaluation bi nga boole ko pour bañ a am quatrième vague fii si Sénégal. mais quatrième vague mën na am te boo amee aussi mu métti ko vague aussi mën na jeex parce que bul fàtte benn affaire fu événement bu mag a mag troisième vague kañ la fële. après tabaski la fël mais naturellement li ci dee bari na li ci wér bari na li ci feebar bari na naturellement cycle normal la mu dem fël wàccaat bu leneen beneen situation bu bees amaatee mooy bu quatrième vague bi wàccee ba chiffre yi jeex presque ñu ubbiwaat par exemple nawetaat yi ubbiwaat encore stade yi ubbiwaat lépp encore gars yi dem encore dem dundaat comme ni ñu doon dundee alors que même bu amoon ñaari sénégalais kese yu am feebar bi tant que wonuñ ginnaaw nañ doon dundee ba lépp jeex tàkk te même bu jeexoon tàkk fii tant que am na beneen réew bu mu am kenn mënu ko fi dugalaat fii nii. yorin bi est-ce que dal na sa xel nuñ ko yore Sénégal depuis le début. ma wax la benn affaire. non ci tàmbali ba mbir ma njëkkee am Chine na président ba jëloon ay matuwaayam ba bañoon sax étudiants yi ñëw gars yi di ko ci duut baaram. da mu tàmbale woon ci prévention précoce teel cee jóg man boobu dama bravo woon mais ba ci tegee après. mais jaxasee mboxose bi diggante politique ak science ak lu jub ak li mu am ci borom xam-xam ci réew mi. mais moom mooy dogal gars yi dañuy xalaat jox ko moom mu def lu ko ne dogal loola. ba demee benn jamono sëñ bi bu ñu gën a bante mais demoon nañ ndas mi bi mu amee jeexagul président de la République parce que am na jafe-jafe yu am mois de mars bu wan Sénégal yi moom waruñu ko ginnaaw yéen a ko gisandoo mais au nom de quoi mu war a jël moom di wër tuuru Sénégal presque lu mat juróom-benn région génne ay moyens colossaux. fu mu dem ay junne ñoo ko doon ànd. junne yooyu dañ mais ñaar bu ñu jël loolu seppe ko sànni ko loolu bokk na ci ak tabaski bi li yokk affaire yi ni mu demee nii. bu nekkee li pare na aussi mu continuer defal lu mel noonu wala bàyyi ñeneen def lu mel noonu. te jëlu matuwaayam en tant que chef de l'État. loolu jeex sëñ bi day fàttali ko gën a yokk encore. c'est ça la vérité beneen bi mooy. fi may jeexale mooy. ñàkk bi. sëñ bi àdduna fi benn jumtuwaay lañu am bu taxaw mooy ñàkk bi na Sénégalais yi ñàkku ji bàyyi déglu ñuy waxu kacaw ay mais àdduna bi dañu mën a jël ay complot pour sànq ñëpp am même temps ay pour ñii bu ñu am doom ak ñii bu ñu am nangam mais ñàkk boo fi sës te ñeneen ñi aussi kilifa yi aussi xam nañu wax xam nga li gën a garaaw moo déggee kilifa bu taxaw naan ci rajo ak télé yi ñàkk woon na mais am naa ko bi mais loolu da koy jaxase mais perception vaccination ci Sénégal mais loolu ñàkk xam ak mais ak ñàkk nañ du fa tàmbalee parce que ñàkk mosuñu wax kenn ci kaw suuf que boo ñàkkoo doo feebar dañ ne boo ñàkkoo mën ngaa feebar boo feebar mën ngaa wàlle mais mën ngaa bañ a am ci lu gën a bari ci lim jafe méttitalu feebar bi bi lay d'accord alors monsieur professeur Aliou Sow ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax doon am mbégte di ànd ak yow si li nga xam ne rek moom moo di plateau Tok Tok Sénégal. jërëjëf mi ngi bu baax di la sant di nuyu soxna Aïssatou ci dalal bi ak cokkaas yeeg provocation yi mais loolu ci la bokk parce que man ni comme def naa ñetti at école journalisme bu ñu naan si jàng fa jàng naa donc lenn loo xam ne journaliste def la ci ngelaw ji mënuma bett parce que damaa dem waajal sama bopp jàng ko xam façon yooyu defe naa ba ma nekkoon fi ngeen nekk nii ku ñëw sama plateau doo dellu si waat wala booy dellu si da nga waajal sa bu baax a baax parce que bokkoon na ci yi ma boole woon ci samay wàccaayu àdduna donc di leen gërëm leen sant parce que am naa ci mbégte parce que journaliste boo dajee invité dafa war a am solo mu saf mu xumb ci yar ak teggin ci xam-xam ak ay fee te gis naa ne seen daje bi lépp xam-xam la ak chiffre malgré défini bi mais loolu aussi moo koy xumbal sinon day mel ni rek ku ñëw toog di déglu am maître am moo ko jàng muy bind. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax en tout cas di ko jaajëfal bu baax a baax moom Aïssata Ndiaye Fall di jaajëfal également tous les téléspectateurs d'ITV di daje beneen jotaay politique. jërëjëf mi ngi Maham Ndiaye jërëjëf également professeur Aliou Sow di suñu confrère wala yow tam da ngay ba nekkatoo suñu confrère.
non man kay soxna si. ba ko may sangoo suuf. jàngalekat la journaliste la. jeex na kookoo la. waaw. non xëy na après dans l'avenir. dinaa investir dans les médias. ku nekk aussi quand même peut-être entreprise. on verra alors mi ngi Maram Ndiaye ñu koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal professeur Aliou Sow di jaajëfal toute l'équipe technique ak ñëpp ñi nga xamante ne jaar nañ ci plateau matinal bi ci Fajak ak léegi vous téléspectateurs ITV ak internautes di leen jaajëfal également bu baax a baax rendez-vous suba ak jàmm incha allah ci beneen numéro.